asalaamaaleykum mbokk internet yi di leen bëggee bu baax a baax waaye am contentement jënd ak yéen chaque jour comme ni ñu koy defee saa bu jot dañuy dem daal di toog waxtaan ak képp ku soxla làmb tey nag fi ñu ñëw ki ñu waxtaan si wala ki ñu seet si buñ ko nuyoo ba iskan gis ko kenn dootu ko présenté ci làmb muy kan ñu ne un parrain wu Jokkel mu ne du ma ci yem damay dugg ba Fatick fekk fa écurie Fatick wala mbëri nekk Fatick yëpp ma boole lañ nekk benn ma daal di ànd ak ñoom ba ca roi des arènes kooku mooy Kanté maa ngi lay bëggee. maa ngi lay fay. nuyu internet yi. maa ngi nuyu waa Leewtoo TV yëpp di nuyu aussi yow mi soxna Mbacke Ndeye mi nga xamante ni ak sa équipe technique bi nga àndal ak sa caméraman bi di nuyu aussi seen patron Pape Thialis waaw même si daf maa bàyyi maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm et di ko ñaanal aussi mu am benn retour bu mag a mag ci làmb bu ko waa làmb fàtte parce que def na fi lu nekk aussi tàkkusaan bu nekk aussi def na ko fi indi nañu ñun amateurs yi indil nañu tàkkusaan bu ne et tout récemment rek Tapha Tine Boy Niang mën naa ci lim saison daawaati géej ay choc yu mag mag ya nga xam ne amateurs yi dañ ko doon rêvé mu të yàlla def mu indil ñu ko kon donc ñoo ngi koy bàyyee xel ñun amateurs yi di ko ñaan yàlla xaw ma lu ko téye nag mais li ko téye yàlla na ko bàyyi ba mu dellu si waat si làmb jàmm ak salaam ba mën a organiser waat affiche yu neex yi mu doon def. ñu ne Kéba ñu ne parrain wu Jokkel la ñu ne Kéba ñi gisaat ko feneen maanaam dangaa duraat feneen fu gën a dal ñee dangaa boole mbëri nekk Fatick yëpp def leen benn génne benn écurie nekk seen président lan moo waral loolu. waaw écurie bi génnewuma ko dafa existé woon au temps de Mbagnick Ndiaye la ko président Babacar Thiam créé woon maa ngi koy nuyu au passage Babou Thiam maa ngi koy nuyu au passage moom ak waa Diofior ak ñu bari ci département bi def siège bi fii Kër Massar mbëri di fa entraîné am na ay champion yu bare bari yu fa nekk donc ñun itam ñu nekkoon président école de lutte Fatick bi Jokkel di soog a ñëw ñu dem ba un moment mu quitté écurie bi dem Kër Massar parce que amuñu woon ay répondant fii alors mu am bëri ay écuries yu doon tourner autour de la région de Fatick ak du département te amuñu woon chance wu ñëw Dakar bëri si di topp mbapat yi di bëre te mu bëri ay champion nga xam ne waroon nañ ñëw alors bi ma ñoom baabu seetsee nag waxtaan ak man ne dañoo bëgg ñu fédéré ñu boole fédéré après ñoom ñu tànn ma ne pour ma nekk seen président noonu la histoire école des ressortissants de Fatick dellu si waatee et am nañ yaakaar ne déwén incha allah dinañ def résultat. mu judduwaat waaye ñu jël la teg la ci boppu njiit ba lan lay def. waaw am fierté rek am fierté en tant que Fatickois aussi parce que tey comme li may wax rek ñun ay doomi réew mi nañ bien vrai que ni dañoo ngarale maa ngi si profité di nuyu waa Yoff fi may yeewoo di nuyu waa Louga aussi fi nga xamante ni fa laa defee samay premier pas fa laa jànge mais di beral nuyoo aussi waa Fatick nga xamante ni fa laa cosaanoo tey jii li may def mooy daf may gën a ñaax parce que doomi aadama tey soo demee ba présenté tuñ la si domaine bi ngay yëngu da nga cee war a def ay progrès da nga ko war a fekk fa nga xamante ni nit ñi fa lañ ko bàyyi yóbbu ko fa nga xam ne nit ñi foogewuñu ko woon waaw yaakaar naa ni fierté la pour waa Fatick doomi Fatick bëgg a jël li nga xamante ni ñoom ñoo ko moom muy làmb parce que tey Fatick mooy làmb ndax làmb Fatick la fekk baax fa la cosaanoo ñu fexe nuñ leen di jàppalee ba làmbi Fatick dox ak làmbi Dakar aussi dox mbër yi di jógee Fatick di ñëw Dakar di compétir te terewul aussi du leen yàqal dara si seen nekkin biir Fatick. ci seen nekkin biir Fatick dafa tax na olof ñaar dafa ne bàyyi ci sa weewu tànk ba tax na kii nga xam ne mooy Kéba yëkkati na 4 millions ci weewu te ma ko fa ci weewu béy 4 millions tegal ko waa Fatick. waaw pour ñu organiser ay tournois la. parce que au début dañ ko bëggoon a yamale ci département bi mais léegi dañ koy élargir yóbbu ko ci commune yëpp ak département ak région de Fatick yëpp muy département Gossas département de Foundiougne ak département de Fatick aussi ñu ak 4 arrondissements yi ñoo ngi travailler si nuñ koy organiser ba chaque week-end mu am benn làmb ci benn arrondissement wala ci benn commune pour ñu xool finalistes yi ñu boole leen benn tàkkusaan biir Fatick et à partir de foofu nag dinañ mën a xam ñenn ñi conserver pour lutte avec frappe ñenn ñi conserver pour lutte simple ak ñenn ñi jël orienté leen lutte olympique wala ñu dem defi MMA wala ñu dem xooli beneen discipline bu ñu def. ci loolu ma dégg nga ne ku ci génn wala ñi jël final ci lutte yooyu di leen utal
combat fii ci arène nationale directement. nan ngay procéder. ah mais xam nga tey promoteurs yi li tax ñuy tëgg ñun xam nañ ko. li tax ñuy tëgg xam nañ ko muy mbooloo waaw muy mobilisation parce que léegi làmb moo doxee noonu et lu ñuy déplorer la aussi parce que xoolatuñu compétence tëggatuñu mbër ndax mën bëre tëggatuñu mbër ndax xarañte tëggatuñu mbër ndax bégal amateur yi dañuy tëgg mbër parce que day comédie wala ñuy tëgg mbër parce que mën na mobiliser et tey problème yu bare yu am ci làmb looloo ko indi léegi nag ñun dañuy fexe ba produits yi ñuy jëlee Fatick di leen indi fii mu nekk ay produits finis maanaam ñi nga xam ne dañ leen topp préparer leen entraîner leen ba xam ne su ñëwee Dakar dañ def résultat léegi ñu profiter si aussi pour di gën a ñaax waa région de Fatick ak autorités yi ak Fatickois yëpp pour tey ñoom ñu mën a ñëw booloo pour di jàppale les jeunes yi nga xamante ne tey ñooy takk ay saret di topp mbapat yi di seetaan yi di toog tey di jóge dëkk ba dëkk gis naa ñuy jóge fii Dakar di louer oto di dem ba Fatick pour seetaani mbapat ñu jàppale leen ñun itam ñu jàppale champion yi fa nekk pour ñu ñëw fii di bëre waa Fatick ñëw aussi di supporter si parce que Fatick dafa namm loolu ndax à vrai dire Fatick gëj na am champion ba nga xam ne dañ koy topp te ñun bëgguñu yem ci benn champion ay champion yu ñuy topp lañ bëgg. ay dégg nga kaddu yi rafet na loolu fu mu nekk nii ñu ne Kéba dem na Fatick. jox nañ ko présidentiel bi du jox autant pour moi jox nañ ko bopp. amiin présidentiel amiin. jox nañ ko bopp bi maanaam écurie bi jox ko teg ko ci loxoom am nañu ne sax da koy politiquer dëgg la wala dëgg. waaw xam nga àdduna moom lépp loo fiy def même sa patron sax bi muy tëgg làmb dañu doon wax da ko doon politiquer donc loolu moom kenn mënul tere nit ñi wax kenn mënul tere aussi tey jii nit ñi def ñoom ñoo ngi wax ñun ñoo ngi def. dama koy politiquer ou politiquer wu ma ko l'essentiel mooy naa ci def ay résultats parce que vous savez gis nga Sénégal fi mu jëm nit ñi mënatuñoo concentré wu ci dara ndax tey ñi nga xamante ni ñoom ñooy yàq doomu aadama bi sooy yéeg ci garab ku la sànni nga bëgg a wàcc wëlbatiku lijjanteeg moom doo àgg mukk su fekkee ne dama koy politiquer et après. da nga utiliser xale yi affaire da koy mbubboo yoon nga bëgg et tout ça. man bi ma amee yoon du tey c'est aussi simple bi ma amee yoon pour politique du tey parce que tey su doon làmb mooy politique yaakaar naa ni mbër yi ñoom ñëpp dañuy dem politique yi Siteu kan moo ko ëpp mbooloo waxal rek. Tarkinda am na mbooloo de. Sokk kan moo ko ëpp mbooloo Franc. maa ngi leen di féliciter ñoom ñaar ci làmb ju rëy ji ñu def waaw kan moo leen ëpp mbooloo Modou Lo kan moo ko ëpp mbooloo Eumeu Sène waxi noppi mën nañ fee lim fii ak suba Ama Baldé Boy Niang mais su doon loolu rek ñoom itam ñu bàyyi li ñuy def ñëw politique su doon loolu Aline Petit Mbaye gagné élection 2007 yi su doon làmb dañ koy politique rek Aline Petit Mbaye day gagné élection 2007 yi maa ngi koy nuyu sama mag bu baax boobu nekk Paris di ñaan yàlla moom itam yàlla yombal ay mbiram yëpp ba mu dellu si donc vous savez xam nga tey nit day dem takk jabar sax ñu naan da koy politique ah non c'est vrai da ngay gis nit ku dem takk jabar ci gox wala ci dëkk ñu ne non dafa bëgg a politique moo tax mu takk ko yaa ngi dégg da ngay gis tey nit sol dara ñu ne non da koo sol pour politique ko xam nga Sénégal il faut que aussi ñu waxante dëgg gis nga li ñuy négliger nii nekk ci télé yi di ratatatat yóbbul fenn réew muy opposition muy pouvoir yéen itam journalistes yi man li tax doo leen invité ay borom xam-xam moo ma jaaxal waaw yéen tey plateau télévision yi may seetaan yëpp du ma gis ñu invité benn ingénieur agronome mu wax ci waxu agriculture du ma gis ñu invité mécanicien mu wax ci affaire mécanique du ma gis ñu invité éleveur mu wax ci affaire élevage ay ña nga xamante ni ay musiba rek la ñuy wax yaa ngi dégg ay TikTok ak ay lu ne li façon modèle bu ne ñu def ko la nga xamante ni amut lenn lu muy yokk yaa ngi dégg ci doomi aadama yi de benn phénomène la ba nga xamante ni il faut que aussi tey ñun ñi nga xamante ni ñun nañuy wooye les acteurs politiques parce que du ma ci génn sama bopp dama koy njëkk a lim si sama bopp il faut que ñu bàyyi di divertir nit ñi il faut que ñu nangu jël xam-xam di ko jiital ci kanamu politique parce que en réalité politique xam-xam la politique mooy dajale xelu ñëpp ñu fal la pour nga def xelu ñëpp
ñii nag dañoo am jot bi di ko def ñii amuñu jot bi di ko def yaa ngi dégg mais tey soo xoolee situation bi ñu nekk man mënumaa concevoir nit soo koy dimbali sax da ngay xaar ci moom mu toog ci télé bi ne la jërëjëf. non Sénégal duñu dimbali ku dul wax. waaw ma ne waxuma la muuma sax waaye gumba sax duñ ko dimbali xam nga dañ ne duñ dimbali du dimbali muuma mais gumba ka nga xamante ne da nga koy dimbali te gisu la yaa ngi dégg duñ ko dimbali. kon donc il faut aussi que ñu revoir encore à la base mooy lan suñu personnalité. et tey làmb moo ngi bëgg a yàqu ngeen xam ko ngeen ñàkk ko xam lii ñu gis nii c'est du n'importe quoi. indiscipline notoire la nit ñi di wane mais à cause de quoi parce que organiser wuñu ko et tey suñu jógee di naan ay lamb facteur de développement la facteur de développement kan la développé un groupe restreint de lutteurs ñooñu la développé benn groupe restreint de lutteurs day développé ñaata lutteurs ñoo mujjee dem émigré ji ñaata lutteurs tey ñoom ñooy toog fii suñu bëree ba pare ku mel ni man wala ku mel ne mon frère Bakary wala keneen ak keneen ñooñu lañ dem seeti pour am lu ñu mën a fayee seeni bor il faut aussi que ñu teg ko ci yoon kenn moom mooy gagné ci làmb muy su fekkee ne làmb yi ma gis nii mooy promoteur bi moom moo ci gagné parce que gos yi léegi lan la ñuy bëri blogu billet. yow sa gis la nga gisee loolu. ah non mais c'est grave encouragé wul sport da ngay gis tey mbër ba nga xamante ni amagul sax 10 combats ñu jël ko di ko bëriloo combat spécial. waaw wala grand combat. yaa ngi dégg parce que lan day comédie parce que lan day drainer public mais loolu mooy waral tey. mais nag Kéba ñu waxtaan mag booy naan ndox bu tàng suukar saa tax promoteur bu liggéey xaalis la bëgg moom. waaw mais mooy moom rek mooy gagné léegi nee na ñoom facteur de développement lan la développé. promoteur bi. waaw voilà léegi kon kay buñ ne lamb yaa ngi dégg facteur de développement la au contraire benn promoteur yaa ngi dégg 20 lutteurs par combat ñaata acteurs ñooy tourner autour de la lutte. semaine bële dama recevoir ñiy jaay ci stade bi mooy vendeuses yi ñu waxtaan ñu amoon un petit problème maa ngi leen di nuyu ma ne leen man mënumaa concevoir yéen seeni ay waajur nekk ci lii ba bàyyi yéen ngeen jël la relève te amoo leen sax këyit mais organisez-vous en GIE allez chercher des sponsors gis nga on est dans un monde moderne yaa ngi dégg tey ñoom suñu organiser woo am ay tenue dem wuti ay sponsors tey produits yi ñuy jaay di ko publicité gratuitement nit ñi mën nañ leen sponsoriser ñu koy jaay ñuy évoluer comme des entreprises fin du mois ñu tenir seen comptabilité mais duñ ko def xam nga lu tax parce que tey waxoon naa leen ñu regrouper wu man dinaa leen fayal gratuitement seen GIE après lan laa ciy dégg noo def leen bëgg a politiquer noo def leen bëgg xam nga tey cela n'encourage pas le développement yaa ngi dégg te le développement c'est créer un environnement permettant à la population de vivre longtemps yaa ngi dégg et en bonne santé loolu mooy développement rien d'autre léegi nag nit ñi fi ñu bëgg a yóbbu affaire yi mooy Ndeye Mbacké yaa ngi dégg tey soo ma seet si woon à Fatick dans un meeting politique wala période campagne ñu ne non day def promotion Kéba yaa ngi dégg période CNG bi nit ñi daan ñëw di ma seet si di ma dékk seen micro ñu ne non journalistes yi ñooy jàppale Kéba alors que c'était pas le cas c'est tout à fait normal su dara amee journaliste ñëw laaj ma sama xalaat dem laaj keneen xalaatam léegi nag à voir est-ce que ñi muy laaj ñooñu bëgg nañ ko tontu mais man je suis là pour vous yaa ngi dégg kenn deful sama promotion te kenn aussi jàppale wu ma ci leen. ayca tontu yooyu leer na balaa may tëj ci li nga xamante ni mooy Fatick rek di ñëw Dakar projet yi Fatick yi. projet Fatick yi fi muy tàmbalee mooy le 14 août ci combat jamaïcain bi am nañ fa 4 lutteurs yu war a bëree. déjà Jokkel dina ñibbi si le 28 de ce mois. suñu ñu continuer préparation. et di ñaan yàlla aussi parce que mook Tidiane Faye ñoo bokk adversaire te ñoom ñaan ñëpp région de Fatick la. di ñaan yàlla Tidiane Faye yàlla na daan kéwal jël bu amul benn werante le 3 juillet maa ko wax ah région de Fatick la Tidiane dëkk. mais tëb boo tëb de Sénégal bi leen tëb de daa mel nga tëb ci xal rek. waaw non defal nank rek su paree si la kéwal
le 3 juillet le 14 août mu indi ñu ko yaa ngi dégg ñu daanaat ko encore après léegi nag su jógee foofu su daje keneen ku dul région de Fatick yaa ngi dégg ma ñaanal ko yàlla ndam mais Kéweul gosse bu yaru la yaa ngi dégg waaw gosse bu am discipline la ñoo ngi koy nuyu waaw ñoo ngi koy nuyu waaw non yow waa Bawol Bawol yi nga xam naa ni moom nga faral ñoo ngi koy nuyu xam nga di ko ñaanal yàlla xam nga yàlla defal ko jàmm ba ñaari combat yi mu jël yëpp bu mu ci gaañu bu mu ci am benn jafe-jafe te ñaari combat yëpp Tidiane Faye ak Jokal yàlla lañ ko daan après léegi su jógee ci loolu nag mu demaat mu demaat am comme njiwi nga ma yàq sama question Fatick dama koy denc ba fin bi dañuy ñëw ci combat bi ñu ñëw ci combat boobu ndax bëri na ay lënc wala bëri na ay problème yu bëri parce que dañoo dégg ne combat kii Tidiane Faye ak Jokal taxaw na wala Jokal ak Kéweul taxaw na ku ko taxawal ñu ne Jamaïcain waaw même pas 24 heures ñu ne noonu delloo nañ avance bi léegi Kéweul Tidiane Faye la jël problème boobu lan la yow mi nekk parrain wu kii Jokal waaw non problème boobu kay problème amatu si man dañoo waxaale ñun yaa ngi dégg ñu waxaale ñun Faye Jokal caché boobu dafa fekk man sama maam génn àdduna yàlla na ko yàlla yërëm lépp la nga xamante ni lu jëmoon ci ay affaire u làmb ak yooyu ma tegoon ko de côté pour 40 jours Jokal ci diggante bi voyager déggante ak Jamaïcain ñoom ñaar ñu waxtaan bu juboo fekk man joxoon naa sama kàddu Assane Ndiaye alors bi ñu reprendre te fekk Jamaïcain finalisé na ak Kéweul léegi par la suite Assane Ndiaye aussi comme que entre Bawol moom ak Kéweul ils se sont arrangés mu jox ko Tidiane Faye Kéweul mi jël engagement moom ak écurie ba yëpp ne day bëreeg ñaari mbër yëpp si benn saison bi mais arrangement am la parce que da ciy fayeeku ndax bërilu si kenn yàllaa tax dañ ko ciy fay mu fayeeku arrangement am la avancement am la Balla Gaye ngi nii ñaata avance la jël si saison bi waaw donc l'essentiel waaw voilà donc da lay leer ni dina bëri deux yi su ko si yàlla dimbalee yaa ngi dégg kon donc Kéweul aussi mën na bëri deux tey jii su amoon sax beneen date bu weesu loolu ñun ñii mënoon nañ jël parce que ñun suñu mbëbët moo nekkoon Jokal bëre 3 ou 4 combats ren mais yàlla Kéweul la ñu booleel yaa ngi dégg et yaakaar naa ni Kéweul aussi du ragalul Jokal ah su fekkee ne la 14 août de bëriwul ma xam ne da koo ragal ah non da koo ragal xam nga gàddu de ñaari mbër ñaari région ñaari ñu jógee région de Fatick la gàddu ni bëgg ko sotandoo non non duñ ko sot nag dañuy ñaan yàlla rek dañuy ñaan yàlla Tidiane Faye parce que région de Fatick la dëkk Tidiane Jokal bëri na ak moom Jokal daan na Tidiane yaa ngi dégg kon ñun suñu wëlbatikee di ñaanal Tidiane mu daan Kéweul parce que gën a jege gën a yeey waaw ndax Bawol yi ñoom Kéweul la ñuy ñaanal mu daan Tidiane même promoteur bi sax soo attul Kéweul la faral mbaaru jaayeen la de waaw jaayeen la de Tidiane Assane Kéweul la faral de yaa ngi dégg donc kon dañuy ñaan yàlla rek Tidiane Faye daan ko le 3 juillet le 14 août mu ñëwaat encore Jokal daanaat ko après mu bàyyi Fatick dootul duggati Fatick mukk kan dangeen koo bëgg a sot ci noonu nag ji génn ci dimanche boo xamante ne nii am na métit mais bu ñuy wax ci côté positif bi lamb ji feesoon na macha allah lu lamb gëj a mel na ko am na ambiance ci sa kàddu yow gis nga lamb ji mu demee waaw seetaan naa ko nag naka gisee ko lamb ji seetaan naa ko di féliciter Franc di féliciter aussi Sok parce que tey li leen waroon ci bés bi ñoom ñaar ñëpp def nañ ko yàlla nag moo ñëw ak juum ak mën ku la daan rek moo la mën te soo juumul doo daanu Sok juum na techniquement am na ay erreur yu mu def ci biir làmb ji ba loolu moo ko indil lii yaa ngi dégg et beneen yoon moom am na encadrement bu ko doy maa ngi koy nuyu gos bu ma respecté la gos bu am fulla la dañuy doon déggante ma xame ko dëggu yaa ngi dégg ak fulla ak fayda te wane na ko ci làmb ji keroog indi na fulla indi na fayda daa juum nag juum na ci ay entraînement am juum na ci technique bi mu bëree juum na aussi ni mu abordé combat bi parce que soo ko xoolee il était très nerveux donc amaana ni bëggoon na kut ko kut démontrer que ni maa mën waa ji waaw looloo ko indil erreur donc dégg naa ci nag ay accident gis naa si aussi si ay image waa kër baaba xaw ma nan yaa ngi dégg toj damm ay chaise di ko sànni baaba jaxal man xaw ma ko woon pour dire vrai waaw donc xaw ma bébé bis mi xam naa ko parce que bëri na ay combat yoo xamante ni seetaan naa ko ay Ada Fass ay Papa Boy Djiné ñoo ñëpp bëri na ak moom
kon donc moom champion bu ñu ràññee la mais Baba Diakhal li ma koy conseillé mooy tey c'est-à-dire que gis nga Bira dafa xaw a kii du ma ne sax sévèreul dafa tolérant ba mu ëpp wala. waaw même pas sax xam nga tey mais nañ leen jàpp tëj leen booy yi wala mbër mi. booy yi def loolu je vous dis écoute tey CNG li mu war a revoir dinaa empiété tuuti si li ma waroon a wax après si direct bi may def mais comme que yow nag maa waaxu waaw comme que nag maa waaxu xam nga tey su fekkee ne làmb ñoo ngi koy organiser làmb sport individuel la mais préparation bu collectif la am yaa ngi dégg tey mbër mi yeneen mbër yi amuñu lu ñuy wut ci wetam CNG na revoir texte boobu suñu bàkkoo ba pare lutteurs yëpp nañ yéeg ñi yore wàllu préparation mystique bi ak ñi yore wàllu encadrement bi nañ des foofu ak moom benn kon problème mu suuf réglé parce que tey président écurie fu mu taxaw secrétaire général taxaw fa entraîneur taxaw fa directeur technique taxaw fa mais mbooloo bu bëri soxlaatu fa préparateur mystique nañ koy déclarer CNG ñuy xam ne diw la à 2 jours du combat mu yóbbu carte d'identité ñu jox ko badge ñu téye carte d'identité loolu problème bi suuf réglé na parce que doo gis kenn dem di tour gàlla kenn parce que xam ne su ko defee ay daan day tegu ci kawam moom la benn ñaareel bi supporters yi na gars yi nañ créer agence de sécurité ba nga xamante ni tey moom mooy jalonné ci kaw tribune yi gis nga booy yi nii nekk fi di déconné ñoom xamante nañ seen biir de su fekkee ne jàpp nañ ci kenn wala ñaar yaa ngi dégg yóbbu mu dénoncé ñi mu àndaloon ñëpp ñu jël leen même su dee 6 mois ñu tëj leen ko beneen yoon te suñ génnee keneen dootu ko def il faut qu'on arrête il faut que ñu arrêté loolu ñëw gouvernement ñëw teg tey tabaxal leen arène ba nga xam ne ay at président bu fi jaar ngeen yàq deram ci arène nationale waaw ngeen am président mu defaral leen arène nationale ngeen di jàpp chaise yi di damm di sànni mais c'est du jamais vu mel ne ay golo yu dugg ci tool ah c'est du jamais vu indiscipline boobu moo ngi commencé tey ci mbër yi xam nga tey suñu demee bay toléré lutteur ñëw taxaw téye micro naan maa ngi nuyu mafia mais lan mooy mafia yaay maa ngi soog a seetlu li nga wax. non nañu waxante dëgg mais mosuma ko seetlu. lan mooy mafia non wax ma fan ngeen mës a dégg mafia buy def lu baax. bëri na ay mafia de. ah bëri na ay mafia non nañu waxante dëgg maa ngi nuyu sama mafia bi kon kay ñooñu def lu baax taxu leen a jug. xam nga terme dafa garaaw. nit ñi nañu rafetal tey li ñuy wax. tey jii man su ma doon politique naan maa ngi nuyu sama mafia bi Fatick. mafia mooy lan. association ba nga xam ne defut lu baax. ay malfaiteur nga di leen nuyu. na ne kay maa ngi nuyu sama groupe bi wala maa ngi nuyu sama waa koñ wala maa ngi nuyu sama gars yi nga xamante ne ñoo may jàppale mais mafia te nit ñi ñoo ngi koy fooyee xam nga ay mafia tër ren di xam nga yooyu non c'est vrai ay mafia ren di jéggi xam nga ay mafia jaar nii jaar ne. yow jàpp nga leen de. non dama leen di jàpp parce que dama leen di suivre man ci làmb laa nekk ah mafia mooy lan nit naka lay nekkee di nekk sportif. yaa ngi dégg di wax waxi mafia mafia lu illicite rek lay def kon donc waxuma ni mbëri seen mafia yi loolu lañ def parce que ñoom tur bee leen neex yaa ngi dégg ñu di leen di regroupé di tudde seen bopp ay mafia ren di jéggeeg ay mafia nii ay mafia nee ay mafia nele mais tey loolu dafay impacter CNG bi lépp lay changé loolu moom xam naa li ci kanam du raw gët mais ci luñ jëm mooy ki nga xam ne moom mooy parrain di Jokal jëm ci combat naka ngeen koy waajalee. li ñu war a liggéey daal liggéey nañ ko ci sutura Jokal le 28 bi incha allah am nañ yaakaar dina ñibbi si Sénégal ginnaaw nag Kéwal daa ne ci combat suñu frère Assane bëgg ñoo communiquer di yàq publicité am parce que ñu bëri ñoo ngi may woo naan ma non Kéwal kan lay bëreel Tidiane Faye wala Jokal bëgguñu yàq publicité am ñoo ngi ñaan yàlla drapeau Pa Abdou Fall boobu ñëpp dem seetaani ko y compris moi léegi nag suñu bëree bala kat
ñu soog a jëm ci loolu. ñu soog a jëm nag kéwal liñ ko war a wax ñu wax mais daal soobee yàlla ak yonent bi commencé guerre bi. xaw ma nag digganteem ak Tijaan waaye su ko neexee dina xeex donc moom xeex la bëgg su ko naqaree dina xeex su ko neexee dina bëre su ko naqaree dina bëre si kàttanu yàlla ñu xam ne nag combat bi du combat waa Fatick kese combat séeréer yëpp la même kéwal moom ci boppam day nangu parce que moom ci boppam séeréer la day nangul Jokkel force mu di ko neex mu di ko naqari kéwal ci boppam Jokkel la faral moom mi bëri moom ci moom Jokkel lay faral soobee yàlla ak yonent bi. yéen a ko dégg Kéba ko wax ci li may jeexalee rek mooy comme nee na moom dafa nar a jàppale mbëru Fatick yëpp ci làmb waaye dañoo ne làmb rek du métier da ngay jàpp ci làmb daal di jàpp ci leen ci lan ngay ñaax mbëru waa Fatick yëpp. waaw xam nga tey sport soo koy débuté da nga koy booleeg métier mais làmb dafa fiir am na fa nga xamante ni tey soo fa àggee da ngay business rek xool ay ouverture yoo mën a am ñoo ngi réfléchir comme sànq li ma wax si agence de sécurité ñoo ngi réfléchir si lu bari ba ci wàllu agriculture ak élevage ñu ngi ciy réfléchir parce que déjà Paul Maurice maa ngi koy nuyu au passage moo ngi dans l'élevage donc ñoo ngi réfléchir si naka la ñuy encadrer gos yi ba ñu mën a di am lu ñuy def boole kook làmb bi. ay ci ay kàddu Kéba dama koy bëggee bu baax a baax lan ngay tàggatoo. bon maa ngi nuyu ñi ma sama gars yi ma toogal xam nga muy Bakary Ado Adama Diouf di nuyu Patrice le premier Ndiago de Fatick yaa ngi dégg di nuyu aussi Ablaye Ba xam nga di nuyu tey ñoom Khalifa ñi nekk ngeen fekk sama kër yëpp parce que ñun nii nañuy dunde donc di nuyu aussi sama doom yi sama soxna neex a faral xam nga di nuyu tey sumay wayjur xam nga ak waa Fatick yëpp di nuyu waa Louga waa Yoff bi may yeewoo di ñaan yàlla jàmm ci réew mi di ñaan yàlla tëggkatu bool yi suba nañ fexe ba bon démocratie la parce que loolu c'est pas la première fois muy am dans le monde Canada am na benn année bi ñu leen interdire marche dañoo yoroon ay bool di tëgg buntu ki leen interdire ñu marche yaa ngi dégg kon donc démocratie la moo gën xuloo moo gën xeex moo gën lépp nañ fexe nag ba nañuy dimbali nit ñi ci heure nodd yi te timing bi ñu leen may ne leen 5 minutes parce que seen leader dana leen 5 minutes nañ dimbali nit ñi ci 5 minutes yooyu ñu tëgg seen i bool yaa ngi dégg boole ci ay bongo waaw xam nga boole ci ay bongo ay sabar yooyu yëpp waaw parce que xam nga soo jullee timis nii ba pare xam nga dina am intervalle 1 heure de temps pour gée bi ñoom mën nañ cee xumbal loolu dafay neex parce que tey ambiance dëgg la Sonko créé waaw xaw ma mafia keleng-keleng xaw ma mafia lan xam nga gars yi dañ leen respecté seen choix la gis nga je vous dis dans la vie il faut que nit ku nekk nga démocrate ñoom noonu nañ gisee da ngeen bàyyi ñu tëgg seen i bool xam nga nañ ci boole ay bongo maa ngi koy lancé appel na waxaale gars yi ñu jël ay bongo xam nga jël ay kii nu mu tudd ay sabar ay tama yooyu yëpp nañ ko ci boole waaw batterie yeeg yëpp xam nga sa patron est-ce que moom defe naa dina tëgg day ñëw waaw mooy ubbi waaw kon bokk di jaan jàmm ci réew mi xam nga encore une fois di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne tey ji ñoo ngi ñuy seetaan xam nga di am kontaan te tey toog waxtaan ak yéen waxtaan bi nag doyalu ma ci mais beneen yoon mooy dàq incha allah doyalu ma waaye dañoo ne lu duuf ci nag yëpp xëyul ci biir cin bi ba tax na dama koy sant bu baax a baax moom Kanté bég ci moom di ko ñaanal jàmm gudd fan surtout àdduna ak àllaaxira li mu bëgg ci xolam moom moo xam yàlla defal ko waaye du ma sant nag te du ma bàyyi sama équipe bi Ousmane Diallo damay bég ci yow bu baax a baax bég ci Maxu sama chauffeur bi kenn du yow ci man bég naa ci yéen baax a baax am na ku ma fàtte aussi koo fàtte Njaw Fay bu jaxaaw maa ngi koy nuyu sama chauffeur li nga wax moo tax moom 20 ans moo may dawalal maa ngi koy nuyu moom itam bu baax a baax ak Garmi man de fàtte ma ko Bakary maa ngi koy nuyu bu baax a baax sama borom appel yi bég naa ci yéen sant leen gërëm leen Leewtoo TV la Ndeye Mbacke Diop ayca ba beneen yoon incha allah jaajëf ay bay awa kene barke fa bi jaata ando ko